merci loolu jàppalewuñu ko. merci beaucoup. parce que du ma jaar ci ñenn mais am na fi fi ñu naan dañ ko leen exilé wala dañuy dugal kaso. mais seeni ko kan nga ci dégg ñu ne kii gaañ nañ ko wala kii reposté na wala kii nangam. moo taxoon tubaab bi lu ñu bëggoon def da daan yomb ci ñoom parce que sénégalais comme li ma la waxoon kuy dimbali du koy mos a protéger. ñun suñu histoire yu bëri dañu si nëbb. te nag nëbb nañu wax réel. Malaw la famille ci sori. famille man de je sais que ni mu ko waxee démb ak lu mu ñu mën a am contre man bu ma nekkee ci problème samay famille dinañ taxaw loolu genre c'est sûr et di wax ni que nañu jël l'exemple du jeune qui est présumé avoir assassiné politicienne boobu nekk Pikine nekkoon Pikine Fatou Matar Ndiaye damay joxe exemple boobu parce que dama respecté famille waajooju dama naw famille waajooju parce que dama gis ak crime bu salte bi ñu teg seen kaw doom wax na crime boobu musuma presque dégg Sénégal crime bu mel noonu mais dama gis famille yam taxawu ko façon boo xam ni di ko xeex boo xam ni man dafay daw sama yaram saa yu ma gisee ay sœuram sur les plateaux et partout ñu koy xeexal et te loolu dama leen ci naw respecter leen et man xam jugé du ma wax ci crime bi mais damay wax rek ci solidarité bi ma gis ci famille waajooju foofu la ñu war a jiitoo tekk sa bopp sa moroom nga tekk sa bopp dafa am solo ki nga bokkal deret yaa ko mën a protéger bu ko sa gën lanteex keneen ku mu parce que moo sa benn affaire yi nga xamante lañ fi nekk du ma jaar ci du ma ñeer ci dara di leen di raamal di leen di fóotal di leen di baleel doo mës a gis ñoom ñu dem waajur keneen di ko defal loolu nit bul fàtte say waajur nit bul fàtte say bokk du fàtte kii nga xamante ne membre bu ci bokk nga xool li ngay defal waajur keneen est-ce que yow kooku dina ko génne di ko defal sa waajur est-ce que li ngay defal waajur keneen yow yaa ngi koy defal say waajur suñu boroom dafa am fu mu teg waajur mosu fa bind sëriñ waajur la fa bind dañu delloo suñu xel ci yooyu jóg suñu bopp yi ñàkk avancé loolu ñàkk jóg suñu bopp daf ci bokk mais nag nañ ci gën a waxtaan yokkante ci xalaat yokkante ci xel Sénégal rek moo tax ñuy wax ay doomu Sénégal lañu ñooy naanandoo ndox bi ñooy jàngoro yëpp ñoo koy amandoo donc gënuñu xel kenn ëppuñu xel kenn dañuy wax bëgg ñu waxtaan ci ay idée ku nekk li am nga apporté ko luy avancé loo nag mais bu kenn yaakaar ni si man nekk fi naan yow jiw yaa wax lii loolu du tax lu may yeewoo du la may tëddee fanaanoo man li may fanaanoo mooy li nga xam te ne chaque jour que tu fais nan laa mën a teg benn pas avancé waaye jël Facebook bi tey dafa xamante ne comme borne fontaine xulloo xinex wax yoo xamante ne sénégalais yi seen jikko boobu fu ñu tim yóbbu ko nañu bàyyi wax si nit nañu bàyyi jëw dañu jëw ci suuf jëw léegi publiquement ci Facebook yi nañu bàyyi loolu bu ñuy waxtaan ubbi temps d'antenne dafa précieux nañ ci wax lu am njariñ te avancé waaye am temps boo xamante ne wax loo xamante ne man des fois wax yenn yi su ma ko déggee damay bëgg jël ndox mu sedd rek sotti sama bopp bi day biir parce que amul bopp amul génn nañu moytu yu mel noonu ñu defar affaire yi ñun ñu nekk ci jàmm incha allah Assane nag ñu ngi koy ñaanal yàlla ñu ngi ñaanal masawu tamit waa famille am du kenn souhaité mais dañ ko jàppale ñoom tamit nañ ko jàppale lu ñu mën kontaan naa si sa kontaan naa de. Voilà, merci beaucoup. Merci Malaw. Et à tout à l'heure. Merci. jërëjëf. Voilà gars yi donc waxtaan bi def naa Malaw wax na l'essentiel Malaw ak nos autres amis qui sont intervenus ma woo léegi Alima muy xaritu Assane di jigéenu Assane maa ngi koy woo jox ko la parole bu pare donc ma woo Omar Ndiaye maa ngi lay bëgg a woo bu ma paree ma woo groupe bi pour que ñi bu nekk ci groupe bi ku bëgg a partager say sentiments nga mun ko partager avant ñu tëj waxtaan bi asalaamaaleykum Alima. Waaleykum salaam Sister Françoise. Ça va, comment vas-tu? Je vais bien, alhamdulillah.
Alima mus naa dégg sa tour de mbaa yaa ngi ci jàmm. dëgg la kay maa ngi ci jàmm bu baax. maa ngi lay masawu bu baax a baax di la masawu. am lu ñu metti rek. waaw dëgg la. c'est juste pour montrer que ne Sénégal fu mu nekk nii dañoo dellu gannaaw. dëgg la. dañoo reculer parce que mënuma concevoir actuellement nii kenn amatul droit wax li nekk sa xol. bilaay ndeysaan. kenn amatul droit wax li nga ressenti ci biir. kenn amatul droit lenn loo xamante ne danga koy xalaat wala danga ko gis lu ñaaw nga war ko wax. ñun dañoo dellu gannaaw man c'est lamentable xam nga sànq yaa ngi koy wax ci début live bi yaa ngi naan ne Assane échec intellectuel wu fu mu Sénégal toll fa am ay diplôme am ay dem diplôme yoo xam ne da nga koy lijjanti. di fen par fii di fen par là di inventé par là. jël internet bi manipuler ko. mun naa lu nekk ñu jël ko teg ko ci deru nit. fenal ko. xam nga ay bokkul dëggam fan lañu toll ci Sénégal heure boobu noonu naan nañ Sénégal naan duulin paraan lépp lañ jël boole ko naan ko. arrête mënuñoo nekk boo xamante ne nit ki mënoo am lenn loo xamante ne yow da nga koy naqarlu nga wax ko. il y a même pas quelques années 2012. Sénégal boobu Abdoulaye Wade moo fi nekk ku nekk da nga daan taxaw di ko wax lu neex lu la neex di ko wax koo xamante ne peut-être mën na nekk suñu maamaati maam nga koy wax. il faut que ñu arrêté jël affaire de religion affaire de foi di ko dugg loo xamante ne nit ki moom la sentir di ko wax. il faut que ñu arrêté jël nit ñi li nga xamante ne moom la ñuy dund bés bu nekk seen biir kër Assane fu mu toog di wax waxal na bépp Sénégalais bi nga xamante ne moom ngi toog di ko déglu. dëgg la. ku ko dundul yaa ngi am benn mbokk boo koy dund wala yaa ngi am benn connaissance boo xamante ne mu ngi koy dund te Sénégal toll na fu mu nekk nii nañ ko wax te dee nit ñi seen bopp ñooy dox nii di dem rek mais dañoo dee ba pare. dëgg la. ndegam loolu noonu yëpp ñu ngi am kenn koo xamante ne il a risqué sa vie au détriment de sa famille bàyyi njabootam bàyyi lépp ñu toog duñu ko waxal nañu am honnêteté boo xamante ne ñu nangul ko loolu. man bëri na ci tey ñoo xamante ne dañ ma doon wax ne man du ma seetaan Assane dama leen doon wax ne d'accord tu es libre de pas seetaan ko mais au delà de lu muy saaga wala lu muy def déglul message bu muy passé parce que message bu mu jàllale bu nekk thème la. message ñu jàllal bu nekk actualité la parce que nit ñi dañ koy dund. yaa ngi dégg si sa donc war nañ toll fenn foo xamante ne war nañ bàyyi nit ñi mën a exprimer wu mais nekk ci dëkk boo xamante ne dictature la ñuy dund saa su nekk. pour lan ñun on n'a pas des cartes on n'a pas des comptes en banque affaire mais on a notre intelligence. merci ñoo moom suñu carte ku ñu neex la ñuy yëkkati voté ko te kenn joxuñu dërëmam ne ñu am voté la ñun ñooy xool ne kii doy nañu ñu voté ko. c'est le minimum. mais même pour mën a dem voté ji loolu noonu. sa carte d'identité sax mënoo koo dem jëli ji actuellement nii au moment où je te parle ñi nga xamante ne dañoo demoon déposer seen ay carte d'identité war ko dem jëli ji xamuñu sax fan lañ koy jëli jee. nga dem fii ñu ne la demal préfecture bi nga dem fii ñu ne la demal mairie bi nga dem nangam ak nangam loolu noonu ñun fan la ñuy avancer ñi bu ñu bëggee bare bëgg nit ñi toog naan bu leen wax bu leen dañ toog seetaan non attends bu ñu toogee seetaan ñu fu muy jël xalaat yi suñu ay doom ay suñu ay bu ñu ñëwee ñoom fan la ci la ñuy nekk donc comme régime bi fi nekk il faut ñu xamante ne ils n'ont rien foutu de bon nekkaluñ ci lu dul seen bopp ñoom ñoo fi am ay société ñoo fi am ay compte bancaire ñoom ñooy jël nit ñi buuma ko di buumi te lii ñu def Assane nii ñëpp xam nañ ni ku am xel di xalaat xam nañ ne lii c'était prémédité te tëj Assane wax na leen ko une fois ne Assane di ngeen ko def dara peut-être ngeen tëj ko te man tiituma pour Assane parce que xam naa ne moom à l'intérieur de lui-même il s'était préparé à tout ça xamoon na fu ñu bëgg ñu jëm yàgg na mais ay junni Assane ñu ngi fii nii toog di def dinañ def lu raw lu Assane def. donc il faut que ñu arrêté man nag li may appel bi may lancé François mooy que ne toog ci boppam moo jeex. nit ki booy xeex dara kenn du la fekk foofu pour xeexal la ko ñun bu ñu jógalul suñu bopp kenn du ñuy jógal. bu ñuy toog naan dañuy xaar ñuy def nii wala nañuy xaar peut-être dinañ changer peut-être dinañ def nii solution du mës a am nañ jóg Sénégal yi il faut que ñu bàyyi seen passivité bi ñu nekkee ragal bi ñu nekkee il faut que ñu bàyyi ko nañ génn wane seen bopp. nañ génn wax. dëgg la sister. il faut que ñu wane ne que combat bi Assane doon mën ñi ko doon seetaan ñëpp
groupe WhatsApp yi groupe Messenger yi ñëpp ñu wane ne ñoom que lii nii dafa ñoom lu ñu doon nekkoon noonu ci groupe bi lépp luñ fa daan wax wala lépp luñ fa daan def dafa dëggu ci ñoom te ñoom loolu la ñu ànd ñu ñëpp ñu jóg xeexandoo ko que ça ak foo mënta nekk nag que ça soit ne yaa ngi Sénégal wala yaa ngi Europe wala yaa ngi États-Unis ak foo mënta nekk l'union fait la force bu ñu toogee naan dañ leen a xaat wala di leen sitaan ñoom lu ñu bëgg ñoom ñoo koy am et nous serons les grands perdants. waaw loolu rek laa amoon loo xamante ne wax naa ko parce que fu mu nekk nii ku ci nekk sa xol fees na boo duggee di nga peut-être di nga wax sax loo xamante ne waroo ko woon wax mais les gens parlent avec le cœur. il faut que ça arrête ñun dañoo sonn nañu taay nañu dëkk boo xamante ne nag les ñooy buum mi lu ñu bëgg loolu mooy am lu ñuy bëgg a def loolu la ñuy def ñeneen ñi toog duñu amuñu on n'a même pas droit aux paroles. attends on est où là on est en 2017. mënuñu sax wax loo xamante ne moom la ñuy ressentir war koo wax ñu dégg ko. vrai góor yàlla. leneen lu may terminer rek juste mooy que ne. damay ñaan famille Assane su fekkee ne ñu ngi may déglu ils n'ont qu'à éviter de parler avec la presse. ñoom amuñu lu ñuy baalu. la personne concernée c'est Assane bés bu waree baalu moom mooy yëkkati làmminam baalu te juste yow xam nga Assane bu baax. xam nga ko bu baax xam nga ne Assane bu waree baalu du Massamba du Mademba moo koy wax baalu ko bu baalu donc ñoom amuñu taxaw dinaan ñu ngi baalu kenn parce que defuñu kenn dara. affaire bi Assane la concerné bu su waree baal dina baal te gisuma man personnellement sama opinion personnelle laay wax gisuma lu mu fi wax loo xamante ni dafa war a baalu. il a posé une question si fekkee ne la personne bu ñu ko posé moom dafa gis ne daf ko offensé moom da jaarale yëpp si yoon. da topp yoon lu ko yoon may rek mu xamante ne loolu la. dëgg la sister. voilà loolu laa amoon ba pare di wax tam ñooñu noo nekk sa live bi di yónnee message di bind ay message di saaga ils n'ont qu'à aller chercher un autre métier parce que lii du liggéey. wallaay ndeysaan wallaay. loolu du liggéey man li ngay wax intéressé wu ma bu fekkee ne li ngay wax intéressé wu ma je ne te suis pas. franchement. donc amul sens dugg foofu noonu di saaga de gauche à droite. ñoom rek ñoo tax Sénégal tardé. je te jure wax nga. maa ngi lay remercier bu baax xam nga di wax ne combat bi ñun ñëpp ñoo ko bokk te incha allah dafay yéex rek mais que dëgg moom li day jël ascenseur yi fenn day jël escalier yi fenn jël ascenseur mais tôt ou tard dëgg mooy mujj. loolooy dëgg. kontaan naa trop. voilà Sista Alima du courage. ok merci Sista c'est pas facile am na ñeneen ñu bëgg a dugg si ligne bi xam nga ñoom tam ñu mën a joxe seen avis parce que bëri na ñun ñëpp bëri ñoo xamante ne Assane moo leen tax a jóg jubbanti Sénégal moo leen tax a jóg un Sénégal meilleur c'est ça qu'on veut. merci tu as tout compris jërëjëf cette révolution sera la révolution des femmes jigéen yee jiitu révolution bi des femmes comme Sali Diop Alima Aïcha Kandé Mariama Diallo Ateba Fleur Madras et tant de femmes dans ces réseaux ñu ngi leen di def big up sister et bonne soirée à toi. ok bonne soirée sister. merci. voilà damay continuer ba ci kanam may leen ma dugal ñoo xam ni depuis le début après ma ñëwaat ci liste bi baal leen ma vieux jaar yi maa ngi lay woo baal ma léegi dinaa la woo léegi awa ma puce ay waay mënuma dugal de ay waay mënuma dugal ok alors vieux jaar yi ok léegi Omar Ndiaye Oms el commandante Oms where are you Oms ba demoo tëddi bu ma paree woo vieux jaar yi Sow depuis Belgique gars yi ma tegal leen tuuti musique boog ndax ngeen xaw a kii ngeen xaw a bañ a asalaamaaleykum el commandante ma sœur ça va ma sœur duma la ne na nga def xam naa ne ça va pas ah ça va ñu ngi sant yàlla bu baax a baax sant yàlla rek xam ni que destin bi moo nekk di accomplir wu c'est notre destin qui est en train de s'écrire mais espérons que rek mu bindu sur des lettres d'or pas comme ñi nga xam ni forcément ils sont dans les poubelles de l'histoire déjà maa ngi nuyu ñëpp waaye maa ngi ziar ñi nga xam ne ñu ngi jàppale Assane merci communauté bi merci beaucoup te naan leen bu leen bàyyi dañoo war a gën a mobiliser waat
te sénégalais yi nañu xam ni tamit yan yi du yoon nañu bàyyi di jaxase nit ñi bu ñu jaxase Assane ak Serigne si Assane saagawul benn Serigne ay waaye nañu bàyyi affaire seytaane Assane taalibe la Assane Baye Fall la imagine ne Assane dina wax lu ñaaw ci waa kër Serigne Touba mooy maanaam yow da ngaa dof te gouvernement bi nag mënoon nañ jaar ci beneen moyen que di jaar ci lii parce que lii dafa ñaaw ni ñu arrêté Assane dafa ñaaw mënoon nañ ko arrêté sax bi mu jógee États-Unis direct parce que li ñu def nii baaxul ci ñoom. Macky Sall libéral Assane li mu wax aayul Assane dafa am droit pour wax c'est la liberté d'expression. Assane offensé wul kenn bu leen jaxase ñi ñeeg Serigne si ñun ay murit lañu te dañoo gëm Serigne Touba. Assane Baye Fall la Assane doful ki nga xam ni day dajale xaalis pour dem Xelkom pour liggéeyal sëñ bi kooku buñ ne bëggul yoonu Serigne Touba wala day tuutil waa kër Serigne Touba loolu waxu naa fekk la. dëgg la. Sénégalais nañu bàyyi hypocrisie. li ñu def ni affaire hypocrisie la Assane taalibe la. dëgg la. et puis li ma ci gën a metti mooy nit ki nan ngay amee droit Sénégal justice am na loi am na. nit ki même bu la waxoon loo xam ne neexu la mais da ngay porter plainte ban droit la nit am dem kër jàmbur di ko sànni kër jàmbur loolu ban dëkk la am. benn. ban dëkk la am loolu. Sénégalais bu dee dañu ne dañuy jàpp yow nan nga jëlee brique sànni ko. dëgg la am liberté ki nga xam ne moom lañ ko. dëgg la jërëjëf. loolu. jërëjëf moo mais lii nañu teg affaire yi ci yoon lii. dinañu xeex bitim réew sax Sénégal image boobu baaxul pour Sénégal. parce que bientôt on va vous faire passer pour des talibans pour des extrémistes. dëgg la dëgg la. Sénégal les autres faire passer pour des gens dès que tu fais un petit truc comme ça on te met en prison. ah ëpp na de ëpp na. koo xam ne day saaga Assane ku ne Assane dafa saaga da ngay wax lu la neex. Assane melul ci sal mënoon na jàpp Assane beneen façon mais ni mu ko jàppee dafa ñaaw parce que suñu ne sa Assane ndam parce que day tax ñu gën a jàpp Assane on est déterminé on tout Ousmane Nar wax na ko sànq Omar Ndiaye laa tudd nëbbuma sama tudd ñun Sénégal la ñu tax a jóg su nekk Sénégal teexuñu problème mu liggéey ngi fii ñu ngi jaay ay Sénégal ñu nekk fii di wax ci ay ci ay affaires yoo xam ne vraiment am quoi ci gën a grave Afrique waxuñu ko misère di nekk Sénégal ont faim ils sont fatigués su ma koy ñàkk fay ci biir ak naan dañuy dem lakk kër Assane mais ba droit ngeen am lakk kër jàmbur ba droit yéen ñu ne moom Sénégal ba ne nit ki bu la tooñee da ngay porte mais on est dans un état amul droit dem ne da ngay yeewu leen bàyyi affaire u toog sëriñ bi yónniwul kenn taal kër Assane bàyyi leen sëriñ bi sëriñ bi yónniwul kenn sëriñ bi yërmande kese parce que ñun ay murit lañu te dañoo gëm sëriñ Touba kon bokkul ci ñi nga xam ne sëriñ Touba loolu waxul Moussa Mbaye moomu laa ko kenn yónniwu la dal kër Assane yow sa yaay yow xanaa amoo yaay yaayu jàmbur nga dem ne da ngay sottal këram. billaay ndeysaan. Sénégalais man am na fit boobu sax ne damay dem dal kër jàmbur parce que saaga na wala même bu saaga sama sëriñ du ma ko def parce que sama sëriñ talul yooyu daal maanaam talul yooyu. dëgg la sëñ bi na fexe lu tax ñu arrêté Assane xanaa Sénégal amatul la liberté yow nag ngay ñëwee manifester pour on a insulté notre président suñu président ñëw manifester ak waa France loolu gën a garaaw nag yeneen respect te Assane saaga mais Assane n'a insulté personne c'est pas facile Macky Sall libère il a rien fait
il faut le laisser chez lui, monsieur le président. On est déterminé, on est derrière Hassan, on va utiliser à fond. On est là pour. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup, El Commandante. La lutte vient de commencer. La lutte vient de commencer. Président de la République. Kooku moo ëmb Tijaan tout le monde d'après li ñu Assane daf ko sa agirul avant action boo xam ne jaar hier Assane m'a insulté su ma ñu di jaxase Assane ak xam ni murit la dugub bi magal ci c'était xel comme tous les mu jàpp ni ñu naan kooku murit kooku ci yoon bi du def lu muy c'est extraordinaire. Merci. Non. Merci. Merci. Bon, Assane de éducation talibé la yow. C'est que dañoo poussé, il a été révolté par tout ce que Macky Sall a commis comme ay abus ci at yi mujjee te boole ci nag di ko bàkkoo maa ngi lay remercier bu baax El Commandante on se reparle plus tard neel waa groupe bi maa ngi leen di woo ku bëgg a wax nga joxe sa jërëjëf merci je sais thank you so much merci on va y arriver c'est Dieu qui est le chemin mais le destin on ne peut pas y échapper. Voilà merci beaucoup gars yi may wax donc maa ngi doon dalal suñu xarit suñu frère El Commandante Omar Ndiaye depuis la France di wax la longue liste parce que Assane Diouf gars yi da ngeen di xam ni que dañoo dugg depuis 2012 dans benn ère boo xam ni sénégalais amatul droit wax xalaatam sénégalais amatul droit réclamer li nga xam ni mooy duyam parce que boo leen di seet avant Assane Diouf commencé éclater nii Macky Sall boo waxee ni unku la mu tëj la menacé la presque 4 mois de prison loolu Assane Diouf moo ko fi jëlee bu fi benn intellectuel mer boo leen defoon lu day noonu ñu wax ko asalaamaaleykum vieux sëñ bi maa ngi lay nuyu vieux Diary Sow asalaamaaleykum allo voilà dafa am problème technique donc ma continuer dama leen bëggoon a jox benn liste personnalité les personnalités qui ont été emprisonnées sous Macky Sall damay jël ki nga xam ne moom lay jiital kaawu Aïda Diong cas bi gën a extraordinaire je ne suis pas en train de défendre qui que ce soit cas bi nga xam ni dafa flagrant te mu nekk cas boo xam ni par exemple day wane un peu rek jaay doole Macky Sall xam ni tegu ko fenn Aïda Diong yorul woon fonction régalienne malgré ça te fexe na tëj ko dem dajji ay coffre-fort ba tey jii cette dame là elle est laissée à elle-même dans un pays vraiment avec une justice au service du roi Macky Sall avec son procureur à lui tout seul le procureur Bassirou Gueye Macky Sall ne sert que Macky Sall je me considère pas que mu ngi servir man samay intérêt man Françoise Hélène Gueye citoyenne sénégalaise donc Aïda Diong nga pare ci Aïda Diong nga ne Karim Wade ni ñu def Assane Diouf nii lañ ko def tëj ko ba pare dem di wuti les preuves pour mun ko fa tëye mu tëye ko fa ba faaf nag prisonniers yi wëlbatu dëkk bi yépp nag wëlbatu bëgg Karim Wade nga xam ne avant Macky Sall tëye ko mënul woon gagner point E loolu c'est dans l'histoire du lu ma sàkk mais mu dugal ko prison Karim Wade am carrière président ak Karim Wade taxaw ci ay xefam
ci popularité am ak ni mu wone Sénégal yi leneen lu bokkul ak li nga xam ni dul naa liste yi nekk ci wetam moom la ñu gëmloo woon Sénégalais yi mooy diffuseur de fausses nouvelles nee naa leen la plus grosse entreprise de diffusion de fausses nouvelles du Sénégal est basée au palais de la République bu soxlaa wut dul naa liste rek ñoo ngi foofu mu ñu ngi ci wetam fa lañu ci wetam la ñuy noyyee c'est-à-dire que c'est le périmètre le plus pollué bu dee ay fen rek palais de la République moo gën a pollué au mètre carré laa la wax ci fen dem leen palais de la République boo leen fa déggee da ngeen di intoxication ngeen di am boo demee pollution bu métti bi Assane Diouf di jàmbat sax fen yi jóge palais bi mooy wàcc ci Dakar fen yooyu noonu mooy wàcc ci Dakar je vous rappelle tout de suite di wax ni bu ñu paree ci Karim Wade n'est-ce pas après vous avez après Karim Wade vous avez El Hadj Amadou Sall maître El Hadj Amadou Sall comme ça jaay doole tëji ba fi mu toll nii apparemment les eaux se sont calmées pour quelle raison je ne saurais le dire mais ça c'est un autre débat di wax ni ñu jóge ci loolu ñu Bara Gaye moom anamu hello somebody have seen Bara Gaye ana Bara Gaye disparu des radars depuis qu'il a fait la case prison dégg naa parce que loolu aussi à la sénégalaise il faut aussi ma def à la sénégalaise tuuti il paraît que gars yi dañ leen di dugal prison pour liggéey leen na leen seetlu bëri na ñoo xam ne buñ jaalee case prison ba pare dootuñu waxati so vieux jaar yi maa ngi lay woo léegi case prison il paraît que xonjomu Macky Sall yi fa la nekk base xonjom yi donc bu la dugalee case prison nga tëdd foofu ba pare ba mu def yi mu lay def ba pare boo génnee dégg naa dootoo waxati nañu seetluwaat bu baax liste ñi nga xam ne jaar nañu prison bu ñu paree dootoo leen seen fenn day mel ni dañ leen ne yow xolal boo waxee rek dégg nga Bara Gaye fu mu ne déggati ngeen ko offense chef de l'État mu pare ci ne tekkaaral kenn déggatu ko fenn silence bulldogom mystère bulldogom comme dit Ibrahima Sène un des porteurs d'eau du palais mystère bulldogom nga jóge ci loolu nga ni Samuel Sarr di ñu dañoo fa woon ni guerrier la de du dañoo mës a jàpp ni Samuel Sarr guerrier la léegi lu xew ba Samuel Sarr ba mu jaaree case Rebeuss ba tey déggutu leen ko fenn nem maaral comme benn kii vierge kii yooyu vierge une noon la day mel ni day dem rek def déggutoo ko fenn Toussaint Manga ana Toussaint Manga Toussaint Manga case muuma Mamadou Lamine Massaly moom sax finalement léegi day voyage day ànd ak def na mook Farba Ngom a àndoon de waa loolu naka la demee Mamadou Lamine Massaly ba mu mun a di ànd ak Farba Ngom après la case prison bien sûr Barthélémy Diaz a des démêlés avec la justice waaw moom bosam beneen la donc ba ñu gisee ni nekkatul ak ñoom ñu woo ko ñoo ñëpp am nañu maille à partir avec la justice sous Macky Sall Bamba Fall maire de la Médina luñ ko wax saccage jiñ ko saccage boo xam ni sans preuve tëj ko fooye ko bàyyi ko mu dem Khalifa Sall ba tey gis ngeen ko c'est que lii kenn mënu ci foo sax di ci kaf di rey parce que ça fait mal dama ci doon xaw a bëgg saboter Macky Sall xaw ci reetaan mais ça fait mal au cœur plus je lis plus sama xol mënul nangu ma reetaan ci lii parce que c'est la souffrance de citoyens sénégalais des pères de famille ay jëkkëru jàmbur ay papu jàmbur ay doomu jàmbur yu Macky Sall jël tëj leen comme ça tegu ko fenn moo ma neex dama lay foy moom day foy prison comme ni ngay waxee sa doom demal ci coin ba va dans le petit coin est-ce que dëgg la est-ce que yoon la sëñ Assane Mbacké tab lan la ko wax accusation toujours boo xam ni sans ay preuves sax mu jël yóbbu la kaso sëñ Assane Mbacké moom nii la doon def nii ñu waxati nga jëli Cheikh Alassane Sène comme ça tey nit ba mu neex la nga ni ko demal ça c'est des choses yoo xam ni dans un état de droit tey Assane Diouf dans un état de droit on ne doit pas permettre que des choses comme ça puissent se passer
et surtout am koo xam ni saa yoo xëyee fin du mois yaa ngi émargé ne yow procureur de la République nga te nekkoo fi lenn lu dul di doxal Macky Sall son petit business politique à travers les moyens de la justice sénégalaise. Donc cela ne nous permet pas de sourire, encore moins de rigoler. Parce que au-delà de la stupidité, mais c'est aussi l'insolence du président de la République. Je suis désolée, c'est de l'insolence que de se jouer comme ça de citoyen. Assalamu alaikum, vieux Diary. Coupé na waaw sama ñaawaay bii di ngeen ko supporter nag ba Macky Sall takk ay bagages ay dëbësam génn Sénégal te frère Macky Sall ma gën a ñaaw waa kër Macky Sall ma gën a ñaaw Macky Sall ma gën a ñaaw te yaa ngi ni di mar taatam sëñ Fallou Fall bàyyi mar taat may leen ma rappeler vieux Diary asalaamaaleykum def naa bii mooy nekk dernier appel parce que yow booba léegi maa ngi la bëgg a dugal pour ne pas être waaw asalaamaaleykum. waaleykum salaam soxna si nañu def. maa ngi fii maa ngi sant vieux Diary Sow laa gis ne ah. waaw moom la mais Mariama laay joxe parce que damay bay sama ni dégg ko dama la yàgg suivre nga nekk ku ma neex parce que Hélène da nga nekk ku dëggu ku direct. merci. moo tax man dama la respecté fan la man ak sama jëkkër toujours dañ lay seetaan ba 2 heures du matin wala 3 heures du matin du ñu nelaw. merci bu beaucoup ñu xëyee war a liggéeyi. merci beaucoup. mais kaawu Assane bi. Assane warul ragal dafa war a sant yàlla wax alhamdulilahi rabbil alamina. parce que ku ñu yàgg a campagnal mënuñu ci yow dara ngay benn doomu aadama boo xam ne da nga leen a të. dëgg la. buñ demee ba ñu daanu ci sa kaw dañ naan murit daanuwul ci sa kaw. pexem noonu moo daanu ci kawam. dëgg la dëgg la parce que bu doon murit ak murit rek duñ ko téye ñun ñëpp ay doomu aadama lañ xam nañ fu dëgg nekk. doon ay xale lañ mais ñun xam nañ ni murit jàppul Assane tarixa jàppul Assane pexem noonu moom la ñu laltaay jaarale ko ci tarixa bi. dëgg la. parce que Assane nekk na loo xam ne luñ ko yàgg campagne la amuñu fuñ ko jaarale parce que nit bu la taxawee wax la dëgg nga tëb jàpp ko rek dañ naan waaw lu tax nga jàpp ko mooy li muy wax dëgg la. moo tax amuñu fuñ ko jaarale ñu jaarale ko ci ñi nga xam ne ay dof lañ dañ leen di jënd. man maa am bañ koo xamante ne dañ lay jënd ci alal. gor da nga war a gore ba ngay faatu doomu aadama warul nangu ñu koy jënd ngir alal moo tax ñun nit ñu ñuul ñi. tubaab bi du ñu mës a respecté ndax dañ ñuy noot ngir alal. fii tey fu kooku pël ndayet baay sax bu ko joxoon xaalis ne ko dama rayal mu ko rayal na ko ndax alalu àdduna. mais man dama fan Assane parce que Assane bu doon beneen nit day ragal di yokki mais dañ may yóbbu tey biñ ko indee dañoo waxal lu wax ci la gën a mën a wax wan xam ne leen man faalewu ma leen. billaay dëgg la. jàmbaar dëgg nag day ñime dee mooy lan damay wax ba may faatu mooy li yàlla wax. boo may rey ma ci dëgg boo may jàpp ma ci dëgg boo may bañ ma ci dëgg mais gis nga ñi daan riirandoo Assane ñëpp bës lañ di wut. waaye góor yi dëgg mooy ñi nga xamante ne bu mettee dañuy taxaw ne ñun la. mais ñi nga xam ne ñooy jàmm ñooy rikkile gis nga ñi di bind dama lay ñaan ngir jëmmi Seydina Muhammad ak ci sa tarixa bu leen doon. dëgg la parce que gàcceeg noonu mooy bañ la toon gis nga nee nañ nit bu la saagaan nga fay ko yéen a yam mooy mbaam bu la nga wex ko yéen a yam. dëgg la mais gis nga boo bindee ci suuf ne ma reetaan kontaan. kontaan a góor ndax dund gu soppeegul lu ne xaj na ci. ñoom ñi bind naan Assane dañ coo kontaan est-ce que xam nañ fu ñuy mujjee. xamuñu fu ñuy mujjee gis nga Assane bravo lañ wax. parce que fi ko téye ñu tedd ñu ñoo fa tëdd Salam Diallo mii tey ñuy wax Salam jaar na prison. ba mu génnee la am buzz. dëgg la. Salam tuumaal nañ ko mu nekk ci biir prison di tudd sa Saliou ak yàlla. ba mu génnee la am buzz. dëgg yaa ngi dégg fii ku tedd dong lañ fi jàpp prison gisoo fi mbaax wala baadala buñ téyee prison bu fi sàcc sax buñ la téyee 2 jours 3 jours lañ lay jàpp bàyyi la mais gor la ñuy téyee donc prison du jaam. prison man dama naan prison du jaam parce que yombal xiyaam sax yàlla da leen di visé. yombal xiyaam prison lañ lay def di lay visé nga taxaw ci kanamu ki nga xamante ne mooy ki nga xamante ne doomu aadama daal dafa war a xalaat bis dina mës a ñëw ñu takk ko ba mu dëgër teg ko ci kanamu bu xamante du ko jaar. dëgg la. loolu ku koy xalaat waroo tiit. amul chrétien bi nag amul jullit bi ñun ñëpp benn lañ ci yàlla ñun ñëpp yàlla
di tam rek ku nekk ak nga def fay di jaamu yaa ngi dégg dëgg la ak la kii yaayu ak san nag man dëgg la mag la parce que mag mu nekk rek am nga fooy toll sa yaram day daw ngir say dëkkandoo mais man bu dama nanguwul ñuy taxaw naan dañ leen baal defuñu luñ leen baalu saaga wuñu kenn gis nañ fi ñi ngi taxaw saaga gis nañ fi ñu taxaw saaga fii ku fi capp sa baaraam ñu laal la dëgg la ku toogoon fa nga war a toog buñ la cuuj baaraam kuñ fi toog ba cuuj la pusa mu metti la rek yaa def lu tax ñu wax la lu tax bi mu saagaa bee ci cuun taalibe bee ci cuun yi tëjuñu ko laajte lu tax bi mu taxawee saaga bee ci cuun tëjuñu ko te pourtant bee ci cuun moo ëpp ay taalibe gis nga mbir mi dafa am luy luus ci biir lu ñu tudd tarixe nag waaye gis nga Youssou Ndour ñi muy tudd di da ko daggal korofal foofu la mbir ma nekk ak wax jam ne da koy wax ne coon seek li tax ñu tëj la buñ ma bàyyee ma wax la bi nga xamante ne moo waral ñu campagne la gis nga wax jooju la ñuy défendre gémmiñam balaa muy wax dëgg bu jotee nañ ko wax dafa am dëgg yoo xamante ne daf ko nar a wax te bu metti ba metti da koy wax ndaxte ak na foo xamante ne saytaane ngémbu ko kenn bootuwul ci ginnaawam lu ko metti la mu koy wax parce que tey jii mënoo ne sénégalais nga amoo këyit amoo carte d'identité nag sénégalais nga lan mooy présenté tey ñun ñi nekk autre sax boo présenté ne sénégalais nga te amoo këyit bu lay wane ne yow am nga carte constitutionnelle bu metti ba metti est-ce que di nga dem sa ambassade ne sénégalais nga bu ñu amee ku ñuy jàpp nañ dem Libye bravo Côte d'Ivoire ñoom def nañ jaloore bañ naree sonal seen i doomi aadama nar leen rey dem nañ financé jël seen i doom Côte d'Ivoire a ngi nii def yëpp Mali def na yëpp Sénégal doomu mba yënguwul te ay doomu Sénégal la ñuy jàmpaaka Maroc di leen rey Espagne di leen fu nekk te duñu wax am nañ luñ war wax nañ ko wax te dam man li ma gën a metti mooy li Macky Sall toogee barki Seydina Mouhamed ci la dëkk bi am problème nañ leen wax dëgg ay xale lañu nag mais fekk nañ taawu Abdou Diouf Macky Sall fekk nañ taawu Abdou Diouf fekk nañ taawu Laye Wade musuñu am problème bi ñu am musuñu ko am yow sénégalais day deew trop sax ñu koy cotiser ana état bi mais waaye nañu waxante ñi nga xamante ne dañ leen di jënd ñuy ruumandaat ci suuf gis nga fii nag ku fiy bind di la saaga dafa ñàkk jom dañuy wax PD am na waaye PD mooy ñi nga xamante ne ñooy bind ci suuf di saaga yu ñàkk fay de mooy ñi nga ku xam ñemee da ngay woote présenté wu ne man la diw yaa ngi dégg mais ñii ma riirandoo la bu leen tontu ñii mooy ñi nga xamante ne mooy tuxaal alma pantalon bu ma sol kii bu politique jotee ñoom ñooy ñi nga xamante ne ñooy dem di manifester ñu leen jox ci sa tak ñuy topp di nga xamante ne ñooy supporteru Macky Sall yi ci jaru ñoo wax ndax amuñu këy xamuñu ne ñuy bindee seen tur bu leen tontu kat man dama bëgg jigéen ju diñ te da ngaa diñ dëgg la ñu lay saaga bu leen tontu ñu lay saaga bu leen tontu gis nga Assane fi mu nekk barki Seydina Mouhamed dinañ ko waxaat dina génn wallahi al azim dina génn gis nga lii ñu ne dañ koo tëj tëjuñu ko de dañ koo protesté dil la dañ ko ndax am na ñu ko daan jënd ci suuf bëggoon ko neexal may ko xaalis pour mu noppi mais moom dafa wane ne moom góor la kenn du ko jënd yaa ngi dégg kenn du ko jënd day baatam jusqu'à bout moo tax nag ñun dañ koy jàpp yee siise nañ ko yee gis nga ci biir bu génnee dana la wax dafa ne mooy lan su am na ñu ko campagnal naan ko bul waxati lii dañ la jàppale ci wax ñu loolu rek la ñoo xam na lépp xam nañ li nekk Sénégal soxna si yow nandite nga de mais Sénégal business moo fay def tey police lay jàpp sax nga ñëw may ko 1000 par an wala 2000 wala 15000 mu ne la non defal man bi ma demee Sénégal yàggul bi ñu police arrêté ñu dugg ci biir foo jógee ñu ne kaaw mu ne kon am ngeen xaalis de comme yéen ay nationalité ngeen mais bokkal ma foofu 10 000 bu ma joxee dépense mais bañ ko joxee dañ ñoo bàyyi teg ñu ci yoon bi non li ma lay wax daal mooy toogal sa siège peese sa bopp xam sa poids xam yaay kan bu kenn xamul la ngay jar yow xamal la ngay jaay sa bopp tontu ñi nga xam ne ñoo dignité tey wax dëgg ñi nga xam ne dañ lay bind li leen saaga bu leen tontu ndax ñàkk ko tontu ñi doy nay dóor thank you sister ñàkk ko tontu jor nay dóor ñi ñàkk doom ñi dong ñoo ci tool bind ci suuf di ku am jom xam ne ki lay xeexal sa jàmbaar la lay xeexal thank you sister waaw thank you bravo nag yow yàlla la si dinaa mo xam ne jàppale ci sees bi nga nekk amiin nga am ci ndam te ci am ndam incha allah rek ak ñi lay jàppale ñëpp nag amiin man loo bet ba xaw ma ki mujjee dugg ku góor ki duggoon tànk ne la da lay jàpp ñun ñoo ngeeg moom jusqu'à bout parce que li ñuy xeex ñun ñëpp lañ koy xeexal ñun ñu nekk Europe ñoo gën a sonn fii européens yi ñoo fi gën a sonn te li am Sénégal ñun ñoo ko yóbbu Sénégal bu toogee ba ñuy am lu ñu fay joxe ñun la parce que bu ñu envoyé wul ay tey da ngay xool benn ni day envoyé 21 union bu ko calculé li muy yónnee famille rek ñaata la nga xool li nga xamante ne moom lay fay taxe
dëgg la waaye Sénégal sans ñun du dem nañ wax dëgg sans ñun Sénégal du dem nga wax dëgg la donc faanaa la yal na la maa ngi sa ginnaaw yow sax man maa la gën a fort maa la gën a fort waaw ñun ñëpp ay taalibe sëñ Touba la ñu ay taalibe yàlla la ñu parce que kuy wax asalman la ilaha illallah ak kuy wax yàlla parce que yow yaa ngi nii mais looy wax incha allah ngay wax sëñ bi bu la neexoon doo ci daj aat dëgg la donc ku la respecté da nga koy respecté kuy saaga tarixa jàmbur gëmoo ko nit ku nekk yàlla sëñ Touba sax dafa wax nañu gëm tarixa yi nga xamante ne doonuñu ko sànq rek sëñ Bass Abdou Khadre bi muy wax lan la wax sëñ Touba lan la wax nañu gëm tarixa yi nga xamante ne bokk ñoom diine mais maa bañ ma riirandoo waay ñu ñoo ñàkk jom te yéen ay góoru mbaxal daal bu leen toog ñoom ay góoru mbaxal de Assane ba mu merci beaucoup sister jërëjëf wax bi rafet na kontaan naa ci yow ma chérie maa la gën a kontaan di la bravo merci di la wax courage di leen di gën a jokkoo incha allah merci beaucoup allez à bientôt ok allez bye bisous ok merci voilà mbokk yi donc kooku doon suñu benn sœur depuis la Belgique di ko remercier bu baax a baax ci di gis ni rek Assane mbokki Assane xaritu Assane yi yaa ngi di gis que Assane mun nañ la wax li anglais yi di wax you will never walk alone may ma tuuti ma leen doon woon suñu site jubanti.com site boobu nga xam ni donc xam ngeen ni siteu askan wi la à tout instant mun ngeen fa dem de leen fay dem parce que site boobu moo leen di permettre ngeen am information boo xam ni mooy li intéressé Sénégal mooy li am solo ci intérêt Sénégal te site boobu nekku fi di jël ay kopparu askan wi ñu koy naan fonds aide à la presse ak yooyu mbuxum yooyu Macky di bokkal journalistes yi ay journalistes yoo xam ni Sénégal rek a leen tax a jóg gis ngeen live bi dafa nekk en direct te live bi dafay nekk en direct aussi suñu page YouTube bu tudd Jubanti télévision live bi toujours day nekk en direct sur donc site web bi tudd jubanti.com di leen wax ni sénégalais képp kuy sénégalais ñu ngi lay ñaan jubanti.com ngeen jàpp ci muy ndoo xam ne de xeex bi ñuy xeex la dañoo bëgg ñun ñu amal suñu bopp suñu doole partout ci domaine yépp lii ñu Mark Zuckerberg may dañu ko bëgg aussi dëgëral ci yeneen anam muy journal comme yeneen yépp nag ñi nga xam ne Macky Sall la ñuy liggéeyal ñu am doole bu day ni ñoom seen doole te ñu toog di liggéeyal askanu Sénégal man François su ma demoon suba sax ba nekk ci nguur gi dañ koy teg ci loxo ay ñeneen ñuy xeex ci intérêt du ma ko bu soobee yàlla loolu mooy sama promesse du ma ko contrôler pour balaa may am sax envie wëlbatiku def ni Macky Sall mbala mel ni ay ñoom ñooñu nga xam ni daanaka ñooy liggéeyal Macky Sall tey te nga xam ni waroon nañoo fàttaliku tali yi ñuy dawal Macky Sall moomu ko tali yu seen oto di daw Macky Sall moomu ko école ya ñu jàngee Macky Sall moomu ko du dëgg page bi ñuy defee live bi na ngeen dem cliquer j'aime ngeen like ko ngeen wax seeni xarit ñu like ko parce que ça nous permet ñu am doole te doole la ñuy wut xeex bi dafa laaj doole dafa laaj indépendance parce que bëggu man mi doon def xeex bi démb ak barki démb xam naa ni dama doon def live bëgg ñu dugalal ma ko ci yenn place yi bu yenn place yu bëri nit mais duñ ko nangoo dugal parce que dañuy bañ que place yooyu waa nitu Macky Sall du ñu nangu place yooyu wax yu mel ni wax yii ñuy wax ñun muy intérêt Sénégal di fa dugg place yu bëri nag ci site web yi man sens interdit laa woon samay mbir sens interdit laa ku ko ci dugal it pale bi woo la nga génne ko wala nga wàccee ko ci suufa suuf ba ku dugg du ko gis loolu ma dund ko ay at ba tax ba tey ba ma mënee astut yàlla may ma ko ma mën koo def ñu créer page bi ñuy defee live tey créer site web bi ñuy defee ñun tey suñu live di fa jàll suñuy article ak képp koo xam ne bëgg nga bind ci Sénégal sa article dina fa jaar sans censure ak YouTube boo xam ne itam Sénégal lay xeexal te loolu ma ñaan yàlla ngeen jàpp ci mu sax mu nekk loo xam ne du dañ ba faw liberté d'expression au moins bu dee naxasaay na Sénégal mu am îlot comme îlot benn genre île boo xam ni président bi ak xaalisu président bi du ko mun a laal te loolu île boobu daf fay nekk pour défendre intérêt sénégalais yi ak Sénégal
donc loolu moo tax ma naan leen de leen visiter jubanti.com dem leen aimer jubanti.com aimer leen page Facebook jubanti.com loolu nekk lu am solo mu nekk seen contribution yéen ci combat bi man sama contribution maa ngi koy def ci sama temps sama santé sama yaram sama lépp ak ci sama xaalis parce que laajuma kenn contribution pour taxawal affaire yooyu te Sénégal dina ci am wàllu wu rëy voilà donc boo leen mënee dem di xool page yooyu nga xam ni waxu Macky Sall rek lañ leen di waxal lu neex Macky Sall rek la ñuy wax dee leen dem plutôt ci page bi nga xam ni liy intérêt Sénégal la ñuy wax ak li nga xam ni mooy déranger gouvernement bi parce que loolu mooy dëgg bi asalaamaaleykum sëñ bi. Hey Ellen, how are you doing? Fine, thank you. Kokan la? Yeah, man maay woote Arizona di Arizona Paris. moo dul pass quoi. sa kii bi leerul de sa réseau bi leerul. yaa may dégg. waaw là c'est clair. waaw man maay Phoenix ak Arizona yaa nekk Arizona. voilà c'est ça. ok yaa ngi en direct mon frère. donc waaw sonn naa trop balaa. waaw intervenir. ligne bi moo xaw a compliqué. mooy ci affaire. donc li ma mënul comprendre fonction état. priorité bi moom mooy protéger citoyen c'est lépp mu mënti nekk. yaa ngi may dégg. dëgg la. donc li ma comprendre mooy. def doole citoyen boo xam ne bon on peut dire yow fi nga nekk sa réseau bi baaxul de. ba pare. on t'entend à peine mon frère on t'entend à peine. yaa ngi may dégg. waaw boo waxee ni dañ lay dégg mais bu paree ci loolu moom kenn dootu la dégg loolooy problème bi. d'accord xaaral ma wax ndànk. ok vas-y on t'écoute là. donc li ma bëggoon wax mooy. man mën a jàppale koo xam ne mu ngi nekk jox ko soutien total. alors que 5 mois ci ginnaaw. yaa ngi rapatrier koo xam ne c'est un citoyen modeste. boo xam ne da nga ko war a protéger. mais nga def tout jël ay moyens yoo xam ne c'est considérable. pour rapatrier ko Sénégal. ba tey jii nga def ko di ko tëj ci peru xaw ma fausse information xaw ma lan. donc loolu laa mënul comprendre de un. et puis Sénégal mooy dëkk boo xam ne jiñ nit dof ne nit dof la am daf fi gaaw quoi. yow yaa ngi États-Unis ñi dof ci dëkk bi. gis nga bu ñuy dox ci mbedd bi ni ñuy comporté wu. États-Unis lañ gën a bëri. mais ku xam li muy wax am ay intellectuel mbooloo intellectuel. man maa ngi tey laay doog a participer ci débat mais damay suivre débat bi toujours. te pourtant dama yor samay diplôme Macky Sall ëpp ma diplôme. keneen ak keneen xëy na am nañu ay diplôme comme mais tooguñu pour saaga mais tey jii laay gën a mën a wax sax tey Macky Sall tey dinaa la saaga. tey dinaa ne Macky yow sa dëjëw ndey. parce que xam nga lan moo gën a métti ci nekk intellectuel nga nekk président ba pare jàng ba yor say lijaas. président français ñëw saw ci li nga jàng. loolu amul saaga bu ko gën a grave. tey jii Macky loolu la ñu def. conseil des ministres Sénégal ñu koy defee Paris am na benn conseil ministre boo xam ne dañoo dem defi ko France. mais Paris laa jàngee donc liggéey naa fa balaa may ñëw Arizona damay jaawat ak Paris ak Arizona donc lépp li xaw Paris xam naa nu mu demee mais nga nekk intellectuel ba pare tubaab bi ñëw saw ci li nga jàng ba nga xam ne yow tu es complètement incapable yow yaa raw sax esclave. dëgg la loolu nañ ko waxte te c'est tout à fait le contraire par rapport ak Assane li muy véhiculer. il n'a pas les moyens mais mu ngi wax li neex seen. waaye yow xam nga yow tu es un intellectuel. man François je pense que bu bonee ba bon je suis pas xëy na je me
catégorie boobu lañ may dugal waaye xam nga problème bi lan la mooy modestie que ñu xam ni que les intellectuels ont échoué parce que depuis 1960 mënoo leen fexe ba lijjanti dëkk bi depuis 1960 vous êtes entre vous et vous n'arrivez pas à mettre ce pays sur les pieds sur les pattes cette république vous la mettez à terre da ngeen ko mettre à terre parce que dans vos petites têtes là vous avez toujours ignoré que tubaab bi dafa fexe ba yéen benn portion Sénégal mooy mën a wax ak moom communiquer ak moom di dox soxlaam beneen portion bi nekk benn genre ay bêtes de somme yuy fournir à la machine de quoi continuer à se perpétuer au sommet mais loolu moo war mais exactement je suis d'accord avec toi ñun entre Sénégal dañu diviser boo gisee tey journalistes yi di wax naan non les gens de la banlieue parce que dañu boolewuñu seen bopp ci Sénégalais parce que ça c'est une élite des Sénégalais donc dañu jaxase entre ñun suñu biir comme par exemple affaire Bercy bi dinaa ci ñëwaat fan nga mësee nit jóge continent ba continent ñëw pour passer juste sauf Sénégal benn soir dëgg la ci pays boobu 25 pays yi gën a yi pauvre ci monde bi nga bokk donc loolu une fois de plus c'est diviser pour moi diviser Sénégalais yi la entre ñi am moyens yi ak ñi nga xam ne am moyen toog Sénégal ñu leen gëmloo ni boo def tekki woo man jàngee naa pas 8 ans musuma dem Bercy mën naa la wax ni saa yu Bercy di am ñi dañuy jógee ba Italie ñi jógee ba sud de France yow fanaan ci biir métro bi ñoo xam ne loolu sax li ñuy passé pour dem Bercy waroon na leen mën a yore pendant benn weer billaay dëgg la mais dañuy ñëw fanaan principe bu Bercy bi rek principe bu Bercy c'est une bêtise nañu waxante dëgg ça n'a rien à voir nag avec Youssou Ndour mais le principe de Bercy et puis ñeneen di ko ci topp sax c'est une bêtise benn artiste français mbala artiste congolais nañu wax sax ñi gën a jege doo jóg di dem concert Sénégal ay waa dëkkam di ko toppi Sénégal pour dem defi concert mais c'est-à-dire que voilà l'analphabétisme voilà gis nga Bira mu ngi koy wax sànq ñu koy reetaana mais li mu wax dëgg la quand on a toujours des gens qui n'ont pas un certain niveau d'études à la tête et qui prennent des décisions c'est normal que des bêtises puissent devenir finalement des institutions au cœur de la vie de la cité au cœur de la République le Bercy quand on fait un spectacle à Paris et qu'on ramasse tout ce que Sénégal compte en Samba Mbayaneur, tout ce que le Sénégal compte en petits bourgeois, bobo, machin, et aux frais de la princesse en plus, pour remplir une salle et faire semblant d'être reconnu quelque part, mais c'est une bêtise. Il faut qu'on se dise la vérité. Franchement, côté Bob, man maa ngi di wax musuma dem Bercy. musuma dem Bercy te pourtant Paris def naa ko 8 ans jàngee fa mais ñi nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw ñooy fanaan ci métro bi te pour man dañuy fokkot xaalis boobu ci seen loxo alors que ñoom xaalis boobu mënoon nañ ko partager ak ñi nga xam ne suñu famille ñuy bàyyi Sénégal mais tey boo demee Sénégal koo waxul dem naa Paris wala dem naa waxuloo ko dara donc ñu ngi gëm ñun ñoo tax Come here. No, I don't want to hear you. Excusez-moi. I don't want to hear you. Let him talk. Okay. Get out of my face. Go in your room. I count until 3. I want you to go. Tyler, come. Tyler, come here. Excusez-moi, petit diplôme. No problem. Donc, stop crying. Don't cry. Okay, go take it. Go pick up one. D'accord. dama am ñaari doom yoo xam ne kenn ki dafa jàpp ni moom mooy patron wu keneen ki ba dañoo mel ni Laurence rek Laurence moom xam naa ne après dina wax mu ngi comme noonu la mel nag non Laurence moom dafa ëpp loxo moom sama jigéen bu baax effectivement donc loolu laa amoon lu may wax te tey jii man en tant que xolo yàgg naa seetaan laay bi yëpp Assane dañuy naan jàngul dugg na fii dugg na faa mais ñun intellectuel ñu toog di ko seet
te li muy wax lépp c'est avéré nit ñi ñu ngi koy topp ci ay wax mais moom li muy wax calculer na ko bu yàgg. loolu il faut ñu xam ko. couvert bi ci lépp lu muy li muy avancé mën nga dem seetiwaat vidéo yi. man loolu laa amoon lu may wax mais franchement dama indigné wu te musuma voté sama tey laa koy wax. mais Assane tax na ba dem naa bit ji pour mën a voté pour génnee Macky Sall. tey maa ngi koy wax en tant que dama jàng ba yor samay diplôme maa ngi fii di liggéey entre Espana ak Paris. mais Assane Diouf moo tax tey ma dem inscrire ci liste électorale pour mën a voter contre Macky man maa la koy wax tey président de la République. sama carte du pour yow. donc loolu laa amoon lu may wax maintenant Françoise li ma bëggoon ajouter juste pour contribution peut-être mën naa tromper wu. si vas-y. Ouais, you say live. If you can add something like yenn genre enquête quoi genre statistique yoo xam ne da ngay wone gars yi joxe seen accord ak ñi nga xam ne. waaw je peux faire ça genre sondage. voilà sondage voilà. yeah dinaa ko def donc survey quoi. ok you can add like a survey. ok dinaa ko def. je vais faire ça. waaw pour wone accord gars yi wone ñi surtout ba mën a def benn fiche boo xam ne sax dina mën a recenser ñu ngi seppante dem nañ jëli seen carte daal boo xamee ñoom comme ça ñu mën a defee genre ñu mën a motiver ñeneen quoi. ñu mën a motiver ñeneen dem jëli seen carte électorale parce que effectivement dinañ ci liggéey maag Malaw tubaab dinañ ci liggéey yàlla je fais bien les choses donc Malaw ku xarañ la te yow j'aimerais bien après nga bàyyil ma message comme ça ma mën a save sa tour mais am naa sa tour sax am naa je me rappelle léegi si ak yow ci suuf puis voilà te Mactar la Tagulaar maa ngi lay xaar ci track control bi entre Arizona ak Californie so xam nga li may wax bu baax track control bi foofu ngay jaar frontière Arizona ak Californie boo fa jaaratee maa ngi lay xaar foofu yow paperless nga donc amoo kenn koy jox conseil fii. am na luñ ma wax sax lu gaaw loo xam ne mun na ko. paperless suñ la reporté dañ lay deport comme at. donc you better shut up your fucking mouth. you know what I'm saying donc loolu laa foofu laa yem maa ngi lay xaar ci track control bi entre Arizona ak Californie foofu ngay jaar tous les jours. donc parce que. oto bu ndaw bu jàllee bu rombee foofu day jàll mais yow routier nga da ngay taxaw gars yi contrôlé boo taxawee contrôle xoolal sa ginnaaw moo tax mu déclaré 2 miles dafa déclaré ne du dem fu sori de ndax xëy na looloo tax nag. moo gën ci moom. li may wax nii nag yow am na ay information dinaa la ko jox. am na yu ñu ma jox wolof bu wér fekk taala la yaa ngi dëkk ci banlieue bi maa ngi dëkk Pikine man donc maa ngi fii ci dëkk bi am coming for you ok. no okay sister xam naa. thank you so much my bro thank you. ñu valable yëpp ñu ñuy jàppale Imam Slip. salut Joe thank you so much. ok bye ba ci kanam. voilà gars yi def naa tey dañ koy yemale fii di wax ni que vous voyez Assane en prison c'est encore plus dangereux pour vous fii lay yemale waxtaan bi tey may leen ma tegal leen Wally mu nekk. ok dernier appel après ma avancé parce que samay doom yegsi nañu dama leen bëgg kii dama war a dem ak ñoom et puis you know def ay seeni homework yeeg yooyu donc ñu ngi dalal le dernier intervenant sëñ bi asalaamaaleykum. aleykum salaam. waaw yaa ngi en direct tur bi naka la ak fooy wootee. Jogey Diouf. Jogey. yow tuddoo Jogey waaye ba tey baax na boo ko lebee baax na en direct yaa ngi en direct sur Pencum Askan Wi le rendez-vous citoyen ñi nga les infatigables du Sénégal. ok donc boobu ba tey maa ngi lay déglu depuis yàgg na trop nag waaw dëgg la. léegi man dama gis ni wax bi dafa bari. dëgg la. affaire bi jëf la. dëgg la les temps. dëgg la. surtout Sénégalais de l'extérieur yi.
dëgg la war a jóg. wàccandoo Sénégal mais d'abord ñu am suñu programme ñu wàcc Sénégal jël ko. dëgg la loolu la parce que vote. non dañuy dem Sénégal jël ko sax noonu lay demee Aïcha ma soeur. voilà gros bisous jël ma ci suuf. parce que vote. vote bi ngay wax nii jëlewuñ fi nii. waaye il faut ñu wàcc ci jël suñu Sénégal. parce que ñu ngi koy caxate. dañuy jëf te xoolal na ngeen di aussi na ngeen may contacter ak ay proposition ay stratégie parce que benn xel doyul maa ngi def li ma mën mais ku ci nekk rek ak la yàlla may ci xarañte jàpp ci yaa ngi dégg informaticien soxla naa informaticien yi soxla naa technicien bu mu nekk rek compétence bu nekk ku ci nekk xoolal ak ci xam-xam bi la yàlla may ak connaissance yi nga am léegi nga jéem a xool nan ngay jàppe ci xeex bi ñu def ko mu neex mu gaaw set un travail propre du dëgg bu dee loolu moo tax ñuy créer ay kii kon am ngeen problème de parce que tey laa gën a taxaw tey ji ngeen di jàpp sama frère di ko jéem a jaay gën a jaay doole gis ngeen ñëpp a génn tey ñëpp a génn ñi ci ligne bi yëpp mënuma leen jël parce que affaire bi dafa c'est fatigant mais sëñ bi li may wax wax naa la sama message yónnee ma message ma enregistré sa numéro ak sa profil ak yow li nga xam ni côté boo xam ni yow xalaat nga ni war nañ say conseil dugal ko ci messagerie bi comme ça su ma paree léegi ni may xoolee message yi ma mën la comprendre nga ma mën la garder in mind ma keep la in mind comme on dit ici. ok léegi aussi am na lu ma la bëgg wax mais ci suuf pas lii dama bëgg bu live bi pare léegi xamee naa sa photo kii bu live bi pare léegi nga woo ma. waaw ok am benn problème. ok dañ déggante waat. ba ci kanam merci beaucoup. gars yi ci kanam rek. donc merci beaucoup kooku suñu benn frère bu doon intervenir Jogoy Diouf defe na di ko remercier bu baax a baax may jël tuuti benn souffle dugalal leen musique kenn kontaan ma kontaan ñu xool ndax dinañu mën a dem jusqu'au bout de l'heure là mais sinon man moitié. voilà donc gars yi donc waxtaan bi. donc tey fii la yem jox naa leen donc preuve ni que le combat vous ne devez pas être triste parce que le combat vient de commencer et notre victoire vient de commencer avec Assane avec tous les patriotes avec tous ceux qui croient au Sénégal ñu dajale ku ci nekk suñuy doole suñuy compétence pour gagner je m'occupe de coordonner le tout avec vous chacun de vous. Et Inch'Allah, rien que pour le Sénégal. Sénégal rek. One love, guys. Prenez soin de vous.